asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu rafetlu seen ànd ak programme Sud FM seen rajo Thiès dimanche yam ak 22 mai atum 2022 seen émission Place de France ñu am mbégte di dalal président Ousmane Diop njiitalu mouvement AWA ànd wàllu askan wi waaye it nekkoon tête de liste ci coalition ànd siggil Thiès pour la commune nord bi nga xam ne élection locale yi ñu génn 23 janvier 2022 monsieur le président ginnaaw bi la nuyoo defoon nañu bilan élection yi ñu bàyyi la nga nuyoo ko ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi Thiès waaye mais surtout adduna bi nga xam ne ñoo lay suivre parce que tey émission bi non seulement c'est spécial Sud FM lañ ko defee mais am nañu ay gan yoo xam ne di nga si ñëwaat. asalaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu gan yi fi am ginnaaw ma nuyu waa Sud FM bi fi teew nuyu waa Thiès 24 nuyu waa Sen 24 nuyu waa Thiès Info nuyu waa Xéewal TV ak ñi nga xamante ni nii ñoo fi nekk. AK Info maa ngi nuyu auditeurs Sud FM yi di nuyu téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni ñi ñooy suivre seen yi nga xam ne ñoom laa wax internautes yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu askanu Sénégal. ñu ngi lay fay mbégte la toujours ñu lay dalal président Ousmane Diop Thiès moom naka jekk dañ ne ku bëgg sax sa dara jar wala politiquement parlant demal Thiès nga lancé ko fa wala nga tudd rek Thiès waaye fan yi moom mel na sa waa ji le maire Talla Sylla gars yi diw nañ ko bëre docteur Babacar Diop nee na daanaka juróom-ñaari at yi daal vraiment Talla berte na waa Thiès sa réaction d'abord ci li ñu tuddee audit bu docteur Babacar Diop présenté waa Thiès le 19 mai bi passé. waaw Babacar ñu ànd sant yàlla ndax àdduna moo demee noonu ndax man mii Ousmane Diop am naa lu ma métti loolu ndax danga ma laaj ci ñaar ñoo xam ni kii daf ma féete nijoor kii féete ma càmmoñ ma nekk ci digg bi ku xam Ousmane Diop ba muy ndaw di jàng ci lycée Malick Sy ba ca université bi ba ni ma demee France xam na ni maag Babacar Diop docteur Babacar Diop monsieur le maire ma koy nuyu de passage ñoo defandoo lépp ñoo àndandoo ci lycée Malick Sy du moom dong ci lycée Malick Sy moom ak monsieur le maire Ousmane Diagne bu Thiès Est bi nu xeexee ba ba maître Ousmane Diagne plutôt nekk président foyer ñu ànd ceeg moom ba nu jógee ba d'accorduñ ci ni muy doxee man lëkkaloo ko ak Babacar mu nekk président foyer ba ni ma ko fekkee université moom Babacar ma lëkkaloo ko ak moom ñu xeex ba mu nekk président coordination des étudiants thiessois man Ousmane Diop ma nekk vice président des étudiants thiessois. mais président Ousmane dan la mësaan xam nag ku ñeme fa mu jëm. wiiri bi jaru ko. léegi Babacar Diop seen jaar démb ak yooyu yëpp. wiiriwuma mais Babacar Diop institution la léegi parce que c'est le maire de la ville de Thiès. waaw moo tax ma ne la ñetti weer def na audit état des lieux fekk na fi boru 783 millions. fekk na fi nee na ay moomeelu dëkk bi ñu bazarde ko jox ko ay entreprises yoo xam ne daanaka duñ sax fay nee na fekk na fi personnel boo xam ne téeméeri agent ak fukk ak juróom-benn Babacar Diop nee na fekk na fi ay scandale financier de façon ramassée rek xam naa ne loolu peut-être. waaw Babacar am na ñu si tontu sax. waaw Babacar. waaw yow da ngaa wiiriwaat da ngaa wëraat. man départ gu ma yow fu ne ni ñëw nga ñëwaat bàyyil ma terminer. bon ma ni la ñaar la parce que da nga maa tuddal Babacar Diop tuddal ma Talla Sylla kii féete sama nijoor kii féete sama càmmoñ ma nekk ci digg bi kon mën naa définir Babacar définir Talla Sylla ci loolu laa nekk ci loolu laay tënk ci yàlla def na it ñoom ñaar it ñu am institution donc ma wax ni bi ñu jógee ci loolu ca université ba ma nekk vice président coordination des étudiants thiessois 7 moom mu nekk ko président bi mu am réunion boo xam ni moom nekku fi présidé wu ko man maa ko présidé le numéro 2 de Guelwaar muy muy Serif Assane Kane sunu xarit muy adjoint au maire maire Parcelles et di CPS président commission éducation formation maire ville de Dakar alors ma lay wax ni kooku moo ma jox numéro Talla Sylla man ma jël woo Talla Sylla
wàccal ko message comme man doonu ma woon président set bi ma koy wax pour mu jël contact numéro téléphone président boobu bii ni même numéro bi Babacar yor tey moom laa ko wàccaloon moom la woo Babacar moom la wooyee Babacar jot ko Babacar dem wuy ji ko ba mu demee ñun soxla woon na ndimbal Talla Sylla ndimbal bi mu njëkk a jël dugal ko ci coordination ba 250 000 la mu jox ko Babacar donc ba man ma garder relation yi ak Talla Sylla ba noonu laa àndee ak Talla Sylla bi nga xamante ni Babacar ànd nañ université ñu def mouvement élèves étudiants yi nekkoon ñu dàqoon Babacar bi ñu ko dàqee man mii ma organiser grève de faim ak ña ma àndal bis bi Talla Sylla ñëwoon foofu doon ñu seet si man maa ngi ci hôpital ba loolu am na lu mu def li ma jaar Babacar am na lu ko ci marqué ba ci livre bi mu njëkk a bind wax na ci li ma gën a marqué mooy Ousmane Diop nee na suñ ma dàqee moom jaral na ko moom deetul nekk étudiant mu bàyyi bind na ko donc témoignage boobu def na ko ba nga xam ni jamono jooju foofu luñ jóge man ma garder ak Talla Sylla relation yi ba bi ñu ñëwee fii ci lycée Malick Sy ñu am ñu ko fi bëggoon a néewal doole ci ouverture foyer man ma jóg daan ni ki fa nekkoon à l'époque du ngeen seetaan parce que booba sunu xarit sunu rak xaadim Mbodj Kawsara donc su ma koy nuyu sama Baye Fall bi de passage moom moo invité woon booba mu am ñu jógoon ni dañuy agressé Talla Sylla ma jóg ni leen du ngeen invité nit ba fii di ko néewal doole kon ci loolu la ma Talla jàppe ñëw seet si ma sama kër tey ki nekk trésorier les Guelwaar Babacar Diop muy Ndey Anta moom moo ko teeru sama kër ak suñu benn xarit donc pour wax la ni loolu ci loolu lañ jàpp wiir wuñu donc loolu laa mën a wax ci Babacar bu nu ñëwee ma ñëw ci Talla Sylla ñu jàpp loolu ba yàlla def mu nekk maire bi mu nekkee maire de la ville Babacar moomu jóg bis ñëw muy woo en 2014 muy woo Talla Sylla pour féliciter ko ci le fait que Talla nañ ñu élire ko maire mu rafetlu ko mu woote jotul Talla man mii la woon ni ma mer naa dootuma wooti Talla Sylla man ko lu tax mun ma maa ngi koy woo pour wax ko dem félicitation rek laa koy doyoo doyuma ko leneen kon war na maa mën a décrocher man ko du loolu de man mii di wax ak yow Talla falu na juillet 2014 man Talla Sylla maa ngi ko gis maa ngi ko jot août le 1er août à 2 heures de matin laa toog ak moom 2015 kon man xam naa donc ma ne ko bul ko jàppee noonu kon bu yàlla defee ci baatinam ak ci yàlla ni naan yàllaa man yàlla rek a man bis bii Babacar di jot Talla Sylla mooy bis bi ko Talla Sylla di woo téléphone naan ko félicitation Babacar monsieur le maire. te loolu waaw loolu laa lay wax ni man dama lay wax rek parce que dafa am loo xam ne dafa jar a expliquer kon nga xam ni nit ki nga xam ni yow nit ki nga xam ni bi ngay bëgg a woo nit ki pour jot ko yaa ngi koy féliciter pour mu nekk maire xëy na bu ko Babacar wuyu woon bu ko Talla wuyu woon kon yàlla foofu rek lay yamale mbiri Babacar booba yàlla bind na ni Babacar day falu kon bi koy Talla woowaat donc ba di ko jot dañu ko félicitation kon loolu lu jar a bàyyi xel la alors ci li nga xam ne ci audit bi waaw man du ma ko waxee audit ndax lu tax du ma ko wax état des lieux lañ bind du ma ko wax état des lieux parce que bu dee audit la jàpp naa ni audit bi jaarul yoon te ni nga ko defee baaxul bu dee état des lieux tamit état des lieux bi defuñu lépp ni nga ko doxalee du état des lieux ñaar yëpp a faussé benn li may wax ma benn moo faussé parce que mënul jël suñu rakk maag moom Mohamed Diop ma koy nuyu keroog daje naag moom mu kontaan reprendre contact ak man alors muy doon ko xarañ musoon a nekk élève xarañ ci étudiant xarañ ci yàlla may ko mu nekk économiste nekk ci leneen mais kooku tey ak lu mu mën a lire dara xàmme wala mu ràññe dara amul agrément wu defi audit rawatina mu bokk ak Babacar benn baay bokk moom benn kër Babacar formé ko kooku moo def liggéey bi te man xawma ko woon keroog laa ko xam alors bi bu ma ko waxoon nii rek dama naan loolu mënul nekk mais bi mu ñëwee présenté wu ci man te laajuma ko nag peut-être nag man naa juum mais laajuma ko ndax parce que bi ma kii ak ñoom danoo échanger code rek mais booy waxalal yàlla waxal dëgg mënuma ko wax ne moo ko def te dara wóoruma ci mais information yi ma am yëpp ñoom nee nañ moo ko def mais bis bu ma ko confirmer laay mën a xam ne kii na mais man du ma ko confirmer mais moom lañ wax ni moo ko def bu dee moom moo ko def dafa am loo xam ni jaaduwut moral nunguwu ko du ma jël sama rak ñu ko
lu nga waxati sama rakk ñu ko demal ca sama jamaale ba nga def nga seetal ma ay mbiram indil ma kenn du ko def loolu. kon mën naa wax ni li kenn di wax sunu benn xarit bu jigéen naan ku sa wujj sëlëm doo set. donc jàpp naa ni loolu mënul set kon donc su dee loolu ay vice procédure am na ci parce que kenn deful appel d'offre et cetera ak yeneen te amul agrément te dossier confidentiel yi nga xam ne moo am ci mairie ci comme mi ngi mel ni nga dem jël benn xale yónni ko ñu ko benn économiste ñu ko demal ministère nga defal ma nangam c'est extrêmement grave. président Ousmane Diop bu ma la déggee. léegi ma terminé. état des lieux parce que audit bi nga wax. bu dee état des lieux li ma ci xam même locataire boo dee dugg ñu lay defal état des lieux ak yooyu. dinañ la bàyyi nañ fi bii mobilier ci biir appartement bi lii def nañ ko fi lii def nañ ko bindu ko def état des lieux booy génn ñu ni lii ak lii moo fi nekk lii moo fi yàq lii moo fi kii mais kon état des lieux bi waroon na noo wax ni maire bi defal na fi tali maire bi defal na fi lampe maire bi defal na fi ay hôpital maire bi def na fi nangam maire bi def na fi lu ne mu wax ko fi su boobaa ñu ni maire bi bàyyi na fi calendrier boo xam danoo wax chaque année ñuy defar lu mu koy waxati audience publique waroon na wax ne maire bi moom la waa Sénégal fal ñetti yoon ni mooy maire bi gën a jub ci Sénégal fal ko ci Grand Théâtre ministre remettre ko ñëpp trophée yi mënoon na wax ne sama bureau bi bu ma duggee fekk naa fa ñetti kii ñu ni Talla Sylla mi moo jub maire Thiès moo jub mooy patrimoine zéro ak naa xam ne sax mënoon na wax ni bañ a tudd ci patrimoine jàmbur waaye mënoon na wax ni ma coupe bii ma fi fekk dan maa jox ak lettres yi raaye yi gañe na fi même président ASC yi bu ñuy génn dan naan kaay yaa gagné woon ASC R100 chaque fois bu ñuy def kii dañuy wax ni ñoo gagné ASC Taax Kaw da koy def ASC Medina Fall da koy def ASC Jaxaaw Ngalam dañ koy def donc président bu dugg wax ni def na fi di ñu xool may xool li fi nekk mais boo ne état des lieux maanaam état des lieux suñ ko bëggee wax mooy li fi ne liñ fi fekk li am solo ak li amul solo li baax ak li baaxul li yegg ak li yeggul loolu mooy état des lieux waaye boo ñëwee daan ni ëpp damay wax ñu la looy wax nga ni dinaa wax de ñu la looy wax nga ni am na lu ma gis loo gis. li mu fi fekk xanaa. non li mu fi fekk bu fekkonte ne wax na li mu fi fekk lépp baax na amul benn problème mais li nga njott li mu njott la wax ba pare tooñ parce que tooñ mënul weesu lu dul Cees waa yëpp xam nañ ne Talla Sylla bi mu ñëwee. nekk ci bureau Cees waaye ñëpp a seede ni Talla Sylla ci boppam bureau ndës la fa def ba réseaux sociaux yi xam na ko loolu li may wax inventé wu ma ko dëgg la waa Cees nan ma wax lii may wax ndax am na wala amul Talla Sylla basang moo lalte la kiyam ba lu ne traité nañ ko ci mais dafa fekk mu ni leen damaa bëgg ñu liggéeyloo artisan Cees waaye ñu dem commandé ci ñoom def leen li nga xam ne ni ñoom bu ñu indee meuble ambassadeur yi ma woo bitim réew ak ñëpp ñëw kaay Thiès boobu ma woote du ñëw Thiès kaay de kaay Thiès maanaam mi ngi woo ay nit pour que ñu ñëw indi xéewal buñ fi ñëwee ñu wanaale leen suñu liggéey moo taxoon ambassadeur yi bu ñu ñëwoon mu laan dañ yóbbu di def ak ñoom tournée ville bi pour wane li xam mooy am Thiès art décoratif manufacture xam nañ ci dara ak keneen ak keneen parce que am na benn bis am naa participé naa ci ak waa Palestine ak yeneen ambassade donc su ko defee kaay Thiès boobu moo doon wax pour que bu nee kaay Thiès da nga fay fekk wa fi Thiès wala ak waa Thiès da nga fiy fekk lu ñu defaree Thiès ak waa Thiès donc mu bëgg a jàppale artisan yi bi mu génnee loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo yoroon wàllu woowu def nañ leen war a def mais bu fekkente ni entrepreneur bi nga xam ni fournisseur bi gagné na marché bi moom ñu jox ko ay këyit mu dem jënd ñëw déggoowul ak ni li maire bi santaane bi mu ñëwee voilà moom bi mu indee ay produits importés mais Talla Sylla jël affaire yi sànni ñi leen génne leen ko fi lii laa leen sant loolu moo waral waa ji moom bu ñëwee bëggul lu ñu fay ko parce que indi na fam mais ñu fay ko mun leen nag seet leen débrouillez-vous mais bu loolu amee nit ñi di débrouiller pour dem xool ci nangam mais fournisseur bi boo ko defee loolu ba pare mais da nga koy jox temps entre temps gis nañ fi Covid bi ñëw fi gis nañ fi leneen ak leneen ci loo xamante ni ci affaire yu bari la Talla Sylla def na 4 ans yoo xam danoo téye budget mu def at boo xam ne amul mu fekk fi mbas mi muy ñeent at yu nelaw. mais président Ousmane Talla Sylla moom 2 ans la fi toog amul budget. waaw aussi ña ko defoon waa Thiès sanctionné parce que waa réew mi ngeen àndal tey Mburoog Soow ñoom ñoo fi toogoon di xeex ak Talla Sylla parce que génn na si seen coalition ànd defar Thiès. waaw kon léegi dem na taxawal fal askan wi. gars yi mere ko si. waaw
2 ans. ñuy boycotté budget Thiès. mais bi ñu waa Thiès waree sanctionné. sanctionné na leen. waaw loolu da nga koo fàttali Thiès waaye rek ni histoire bi demee c'est bien amul benn problème ah non fàttali yow loolu mooy sa wareef. non du 4 ans 2 ans. waaw d'accord na doon 2 ans. waaw mën na nekk parce que man mën naa juum. loolu d'accord naa ci. waaw mais toog na fi amul budget. ñëw mbas mi fi la ko fekk. léegi ma ñëwaat ci affaire bi. Ousmane président Ousmane. léegi bu doon ci wàllu yoon wala atte tribunal. vice de procédure bu amee wala formel ñu dàq ko rek. daanaka dossier boobu moom dañ koy teg à côté. non lieu wala ñu xam la ñuy def. est-ce que par respect au Thiessois comme am na ñeneen ñu jege le maire Talla Sylla tontul nañ ko point par point léegi maa ñëw li mu si bëggoon intéressé. peut-être doxalin bi. moom ngeen approuvé wul. mais jàpp ngeen ne maire Talla Sylla fekkoon na fi ay bor 1,3 milliard fekkoon na fi personnel bu pléthorique. mais parce que bi mu ñëwee aussi dafa def gëstu xool li mu fi fekk. mais si doxalinu le maire Babacar Diop dérangé na leen. mais yaakaar nga le maire Talla Sylla moom jamono ji affaire bi touché wu ko quand même il n'a rien à se reprocher. dara dérangé wuñ ci doxalin bi. ok parce que ñi fi nekkoon ñun bi ñu ñëwee dara dérangé wu leen. ci ñun doxalee ñoom Idriss Seck liggéey nañ 20 ans ñun ñu ñëw ci liñ liggéeyoon ñu sukkandiku xam nga damay joxe benn conseil. gis nga boo ñëwee ci mairie bi nga xam ne wala ñun direction wala fu mu mën di doon sa premier conseiller li war a doon mooy le maire sortant wala le DG sortant parce que boo la conseiller yow yaay xool fa mu juumee nga teggi fa mu baax nga jël loolu c'est très important beneen bi des sa premier collaborateur yi nga xam ne moom nga war a am ci municipalité mooy l'équipe sortante mooy personnel bi nga xam moo fa ne loolu Talla Sylla gagné na ci expérience bi mu ñëwee waa réew mi fa fekkoon ñoom la àndal liggéey ba beddiwu leen donc mu ñëw ñooñ lan doon def ci lu baax Talla jogg ci wan leen yoon ànd ak ñoom liggéey ak ñoom c'est comme ça qu'il faut faire donc après bu fekkente ni équipe conseil municipal ba la jotee la woon ci affaire politique affaire yooyu loolu politique la woon jeex na mais ña fa nekkoon la preuve en est que responsabilité yi bari yu ñu doon joxe ay nit yoo xam ne réew mi la nekkoon c'est comme ça que ça doit se passer loolu rek la c'est simple mais donc doxani Babacar amul luñ ci metti man personnellement amul lu ma ci metti xam lu tax parce que day fekk yow li ngay wax mu doon loo xam ne lu firndeelu la lu am la lu kii la nga teg ko mu mett la parce que teg na la teg gàcce nga quoi mais loo xam ni ki koy wax daa juum. ki ngay wax daa juum. c'est le maire Talla Sylla amul benn corps de contrôle bu ko épinglé. non Talla Sylla fekk na fi ay rapport yoo xam ne ñi mu wuutu. waaw épinglé woon na leen. waaw si nañ ko ay fee la. waaw loolu ay fee la yoo xam ni yaa ngi koy rappelé Thiès waay. mais loolu baax na c'est bien mais li fi am solo mooy Talla Sylla ñëw na fi fekk na fi équipe bu fi jógee mu liggéey fi ñooñu nekkoon 300 et quelques employés ñoom ñu liggéey ba mu ñëwee ñi nga xam ne casé na leen. créer ay emploi parce que jox na leen ñi leen boo demee mairie bu Rufisque 1000 et quelques emplois lan am Dakar ñaata emploi lan am deuxième ville du Sénégal am ay 160 et quelques emplois nit ki di yuux naan danoo bari xale yi Thiès ñoo bëgg liggéey 100 yi mujjee ci feeraa la ko jëlee mooy ñi guddi gi gis ngeen ñi nettoyé tali yi ak suuf seeg yooyu di fanaanee liggéey boo ñëwee da ngeen a bari heureusement ba masse salariale ya man entrepreneur buy wax laa quoi parce que 230 millions waaw boo ne masse salariale alhamdulilah parce que mooy salarié yoo xam ni comme xaalis bi leen di fay mi ngi toll ci nangam gafaka gi nga xam ne moom ngay fay ñi borom kër yi pour ñu mën cee dund loolu sant yàlla la ba loolu moo gënoon suñu waxoon ay emploi fictif maanaam yow yaa ngi fay ñoo xam ne gisoo leen li nga bind ci contrat ni yaa ngi koy génn ci xaalis amut su boobaa problème am waaye ñii liggéey nga ni lii dafa bari xaalis bi dafa bari ñii liggéey dafa bari nan wàññi ñii liggéey wàññi xaalis bi man damaa yaakaar ni kuy liggéey ay milliards 7 ans Talla Sylla combien de milliards la de budget mairie bi presque 1 milliard et quelque la. 1 milliard 800 léegi nga def ko pendant 7 ans. léegi bu ñu ci ñëw di ci wax ay waxi 19 millions meublier parce que kay moom teg na meuble yi basang la lal ah et bi nga xamante ni ñu ñëwaat daan ni ay problème ay 19 millions ci ay milliards damaa yaakaar ni c'est très important gis nga lii mooy wuute koo xam ne dafa nekk dans les affaires ak gestion de l'entreprise affaire yu demee noonu dafa ak administrateur dafa baax parce que je peux comprendre Babacar c'est un enseignant chercheur donc xëy na li mu ëpp ci théorie lay dem mais pratique problème bi moom mooy différence bi mooy kii mi ngi seet nu mu jëlee ay nit ñu am seen pouvoir d'achat mën a am kii ñëw daal ni lii dafa bari
donc xëy na big bi muy bind tout le temps ay chiffres ak xaalis bi muy laaj million pour moom million dafa bari. waaw loolu donc man dama yaakaar ne problème mu xaalis xamu ko quoi. léegi pour daaneel ci dossier boobu. mais ancien directeur de cabinet Youssou Diop li nga xam ne moo doon def point de presse pour leeral. mais bu wax ne acte politique le maire Babacar Diop posé à l'endroit de son prédécesseur Talla Sylla. waaw nangu naa ko. gëm nga ko. gëm naa ko bu baax te am naa ci firnde. pour jeexital bi lan la ci wundu. waaw xam nga loolu man sax waruma woon a mane noonu mais parfois situation day toll foo xam ni da ngay def sax ñu def sa jikko la quoi te du suñu jikko yàlla xam ni li may bëgg a wax ni sax neexuma parce que dañuy yaakaar ni koo waxal dara di nga ko génne wax ko wala dara man Babacar Diop dama ko le 2 mai 2022 laa ko xamal ni ko Babacar Diop mes renseignements du sud wax nan ma ni ma yow mii kenn du la investir ci liste Yewwi Khalifa Sall mi nekk Dakar teel a la wax ak moom ndax li leen yoot ak Barthélemy Diaz plan bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko teg yéen ñëpp lay rey ndax politiquement député maire bi nga xam ne moo war a am Ziguinchor député maire Thiès député maire Dakar arrangé wu ko par rapport ak programme bi mu am pour 2024 ambition présidentielle am kon député maire Thiès moo ëpp électorat Ziguinchor Dakar moo ëpp électorat Thiès ak Ziguinchor mu ni kon ñooñu naa leen éliminer su ma leen éliminer ba pare li may jéem a def mooy yàq les autres départements ñi ma war a sànq yépp mu tracé loolu waxuma yamuma ci wax ko rek ma bind ko message textoo ko bind ko le 2 mai xamal ko ñu ko gaawal nga saisir Khalifa Sall ngir la moom gëmuma. lu mu la tontu. mais tontuwuma moom dafa yaakaar ni dama koy tegal ay ndëgg sërëx parce que li ma leen waxoon laa leen wax nee na woon naa leen dinaa leen dóor ba yeew leen. Ousmane Diop koo bokkul ak parti bokkul ak moom coalition yow nga bokk benn bokk yaakaar ñee bokk Yewwi nga naan yàgg leen di jox ay information dañ jàpp ne adversaire mani la li ma bëggoon am naa ko mooy dóor waa Yewwi ba yeew leen. waaw foo leen dóoree ñoom ñoo gaañ. non yeew nañ leen te ku ñu yeew dootoo jóg. loolu lu koy firnde. gis nga investir yu ni mu demee te li ma waxoon am na Babacar tabbuñu ko Barthélemy Dias suux na leneen dina génn man du ma waxantu Babacar du ma waxantu te Babacar du c'est pas bi sama première expérience ak moom bi nu nekkee étudiant ma jóge fa dem France mu woo ma tàggu man day dem socialiste man ko doo fa demee doo fa am dara ndax Ousmane Tanor Dieng sama papa boobu yàlla nag yàlla xare ko àjjana ndax sama rak sama doomu baay Ousmane Tanor Diop la tudd moom la ko tuddee alors ma ni ko dafa nekkoon ministre d'État chargé des affaires présidentielles bu gën a puissant ci Sénégal maag yow ñu tenir ko teg ci lii sa Malick Sy ba nu damm ma yow ñu toj sa bopp socialiste yi wàcc ma ni ko le 19 février lan ma damm yàq sa kii bi toj sa bopp le 19 mars Abdou Diouf ñu fàqu daanu 1 mois bi ñu toroxalee fii ci lii sa Malick Sy la ñooñu daanu man ko kooku du la jox mukk du la dooleel Barthélemy Dias lay teg sa kaw ñu dem gars yi jël Barthélemy Dias yan ko te ba ma koy wax maa nga France ma jógeeti fa mu jóg ni day ànd ak Idriss Seck ci présidentielle bi ma koy wax sama benn xarit moo ma informé sama jigéen ni ma Babacar yaa ngi wax ak moom mais waxula dëgg Idriss Seck lay soutenir présidentielle yi ma jàpp ni maa ngi sama xarit la ñu ngi échangé ma koy jox conseil mais mu nëbbu ma loolu ba bis bi ma jógee France ñëw ci anniversaire yu jëf jël ma pare ca tàggoo fii ci buntu lycée Malick Sy Bédé Yacine Talla Sylla la organisé woon set setal ma bàyyi ko fa à 13h ni damay dem Dakar ba ma yeggee ba Sorano jóg pour war a def témoignage ci Babacar tourné gis mu teg Idrissa Seck ak kii Sow Aline Sow ma génn ba sunu xarit As gis ni ñëw naa ma wàññeeku dem lu ma ko wax doo fa am dara ndaxte ba ñuy dem liste blanche te université man yow ak ñu fa nekkoon Yankoba Diattara ak ñoom àndaloon ak ñeneen ña fa nekkoon ak ñoom Abdou Mbow ñite ak ku ne dañoo sonaloon dem di jàppale ji ñeneen ñoom Bolla Kandji ak suñu yeneen xarit ya maag yow ñu tenir leen tête ba ma gagné élection yi nekk sa directeur de campagne 7 nekk vice président nga nekk président man ko loolu ñu leen wanoon foofu Idriss Seck ñëw nga ànd ak moom du la dooleel ndaxte bu la dooleelee danaan ba ma amee doole ci nguur Ablaye Wade xale yi ñoom frère Diop dañ maa defoon nangam lu mujje Idriss Seck ba muy dem ci gouvernement bi man maa ko envoyé message et 2h du matin en France boobu décalage bi 2h de temps la xaw ma 1h ma bind ko ñu ko Babacar
Idriss Seck dina dugg ci gouvernement bi tant de DG tant de ministre tant de nangam waxuma ko Idriss Seck ay nitam de dama ne ko day dugg bu ma woowee daf ma njëkk a bind moo noolu dina ça m'étonnerait la ma bind. dina ko bett daal. waaw ba pare ba mu amee mu woo ma keroog bi ma toogee fii ma taxaw wax ni maître Ousmane Diagne dem na palais président recevoir na ko te ba ma ko bëggoon a wax maa nga France aw ma lu ma xam ma ne su ma ko waxee li ma bëgg a teg Sénégal ci mois de mars bi mois de kii bi mai bi foog ma bàyyi ba ñëw Sénégal moo gën may wax ci loo xam ne far yàlla nag président de la République bi mu ñu recevoir devant 310 Thiessois mais mu wax ko ma am nag ma ne alhamdulilah am naa occasion bu ma ko waxee bi ma ko waxee Babacar bi ma woowee ci guddi gi le 2 mai ba mu ne ma Ousmane Diop lan la xew ma est-ce que mu ne ma leader yi ma woo ci Yewwi bi ñu ko laajee moom Babacar li la ma wax de mun leen bu ko Ousmane Diop waxee dëgg la ndax Ousmane yaa ma waxoon lii ak lii ak lii ma waxat jaara ci digg bi donc tey toujours ma am dëgg ci moom. beneen laaj ndax docteur Babacar Diop mi ngi Yewwi ba léegi ma laaj la ko comme yow tu es dans le secret. non dama ñu la docteur Babacar Diop. acte politique bi mu def nii. mi ngi si Yewwi wala newul. dafay venger wu ci waa Yewwi yaakaar na ñun ñoo def liggéey bi te ñun defuñu dara ñun waa Talla Sylla c'est que ñun liggéeyu max li naan liggéeyu max ñun dañuy fàqaate am nañ politique la su nit dee def ay yenn affaires yi kii bi ñun mën nga ñoo contre du ñu am dara nga defee nangam mais bu la xeexee nga wàcc nga pare ñun yàgg na def élection 0 la ñuy am mais ki ñuy xeex du am dara parce que ñun ngay jàkkaarloo ñuy dóorante fekk am na ku lay yoxoos ci ginnaaw. ba loolu dal ci élection locale. non xaw ma mais maanaam da lay wax rek ñun yor nañ suñuy kii donc l'élection locale dara daluma man bokkoon naa ci coalition. mais coalition waa Thiès bi Talla Sylla. non loolu moom nekkuma ci woon parce que man ci coalition bi ma nekkoon. coalition la boo xam ne dem naa ci. donc ànd si Thiès am naa ci lu ma metti am naa ci ay affaires yu bari yu ci nekk yoo xam dama ko muñ gérer ko donc li ma ci waroon def naa ko ba ma waree bokk ñi nas coalition nas naa ko ba ma ci waree participer jël naa sama alal investir ko ci caution bi jël sama alal financer sama campagne ba mu jeex physiquement ma def ci financièrement ma des ci sama expertise politique nag bi ma ko bëggee poser amoon na ay quelques jafe-jafe mais amul problème ma gérer ko parce que dama leen doon wax ni lii yàqu du jóge nord loolu discours boobu laa tenir ba yàlla def na alhamdulilah dem nañ ba ci cappaandaw gi fii lan loolu élection locale la ñu ngi ci def na feneen waaw ci législative gis na la nga ñëw aussi ak sa manière 1 million ba pare jóge France ñëw plus de 12 000 signatures parrainage nga dem jox ko madame Aminata 12 919 signatures 12 919 waaw li ma wax rek élection boo cay dem lu tax jox ko président Idriss Seck waaw xam nga président Idriss Seck moom mooy délégué régional mais bu fekkoonte ni woon amoon naa accès ci moom mais dama koy jox jéem nga man su ma amoon accès ci moom mi ngi cyber Ousmane boo yëlee kay ñëw foofu ko ku la koy xañ wala gis nga Babacar nit kilifa la Idriss Seck kilifa la du ma ko bett mais yow kilifa nga waaw d'accord mais sama kilifteef moo gën a tuuti kilifteef Idriss Seck ma nangul ko ah lu tax non dama koo nangul parce que moom mag jaar-jaaram bokkul li mu def Thiès defaguma ko fi may tricher ci moom pour que ma def lu ëpp lu mu def Thiès kon donc kilifa la du ma ko bett waroo ko bett waroo ñëw ñu jox kër kilifa kenn du ko def donc pour dire que bu ma jote woon ci moom mais dañ koy def te man ñëpp a xam ne alliance Jëf Jël moom laa collaborel ñu ànd jóg dem effectivement politique da ngay def lu kenn deful ndaxte nit ñi li ñu bëgg ci politique mooy kuy innover man yàgg naa leen wax ndaanaan laa ci politique xëy na nag bu ma koy wax dañuy kii nii naan ay sëm na loolu yàllaa ko def parce que man lu ma gëm la man politique laa gëm ak football. ñaar yooyu rek laa gagné ko mairie gagné ko conseil départemental dema ko assemblée Ousmane Diop sa ndaanaan boobu moom des na de. waaw mais ay stratégie ngay defar pour ñeneen mais pas pour sa bopp yow. xam nga boo fekkee ab xale bu nu ngénte nga koy xas naa ko doxagoo waxagoo xam nga Babacar na mi loolu nag xam nga waaw doxagoo waxagoo tettagoo feccagoo mais c'est comme ça donc man moom li mag mi may déglu nii sax mag mi may ñaanal parce que xam na ni borom karo gu ñuul laa maire bi toog ñi ngi may ñaanal borom mbootaay gi mi ngi may ñaanal sama moromi jeunes yi ñi ngi may dégg te loolu nga leen wax dina mekk dina tax ñu ànd ak man. waaw parce que dem nga ñetti yoon di laaj. man li nga dégg nii sama moroomi ndaw ñi. danañ tax ñu tongom la. ok léegi nan nga gisee investiture yu Benno Bokk Yaakaar surtout pour Thiès
parce que boobu ba léegi gars yi aussi ñu ngi verrouillé rek Ousmane. Babacar député le département Thiès war a am. Babacar. ak ñi war dem liste nationale yan information ngeen jàpp parce que liste yi gars yi ragal nañ bu génnee coow yi bare de. dara coow du jëpp. lu tax ndax ku nekk xam nga sa bopp te coow goo. parce que da ngeen dem président Macky Sall jox leen ndogu bu neex Talla Sylla le monsieur le maire ne par acclamation nañu bàyyi lépp président ku mu tànn baax na loolu gëm nga ne gars yi dañu ko respecté à la base. waaw parce que président dafa wax lu ñëpp nangu yéen waa Thiès nangul leen Idrissa Seck kilifa la te moom la ñuy jiital nangul leen ko kilifteefam ñëpp tàccu président Idrissa Seck ñëw jóg sagal Thiès waaye fa toogoon yëpp taxaw ni président de la république salle bii ma toog c'est Idrissa Seck qui parle le président Idrissa Seck qui parle te du ma modifier waxam président Macky Sall salle bii ma toog li ngay seet ci xam-xam politique li ngay seet ci njàmbaar ci fit ci lépp loo xam ni politique da ko def pour may la ndam ñi ngi fii daje waaye tamit président Macky Sall looy seet ci caay-caay bu yàqal nit ci politique ñi ngi fii toog ci salle bi loolu la wax ba mu waxee loolu ba pare ah man de sigg naa sama bopp ndeysaan ma ges xool Talla. yow sa côté ci ban camp nga féetee. déedéet ah man xaw ma fu ma féetale xam nga. non yow foo féetee sa bopp. man xaw ma. si ñuy yàq wala ñi man daal bi jotewoon naa ak ñoom. ok te man damaa amoon ni pexe ba ma jotee ak ñoom. dama ni bu Idi laal man loolu rek ma sa waxa. c'est laalul man de xaw ma xam nga loolu xam nga tey juboo am na alhamdulilah. kon ci camp caay non xaw ma déedéet waxuma loolu de mais après président Macky Sall nag daal di wax nag daal ni am na lu ma président Idrissa Seck wax lu ma jaaxal de waaye nag caay-caay googu laa soxla nag c'est lui qui l'a dit. ok ñi la ko waxee ñu kaf ree entre Thiès waa Talla président Talla Sylla am grandeur jóg ni effectivement na ñëpp nangu ñu Idrissa Seck mi mooy sunu njiit tey ca Thiès. lépp lu mu jàppoon bàyyi na. léegi nag dëgg lu ma wax la. mu ni nag président jiital na ko waaye objectif bi tey li ñu war a waxtaane mooy dem Thiès bañ a coow ñeenti député la ñuy tànn. ay waaye bu ñu dem Thiès di coow. ñaari góor ñaari jigéen parité. waaw te ñëpp mënuñu fay nekk. xam nga lu ma leen dénk mu ni yéen salle bi jóg leen ku d'accord ci lii na nga jóg nga taxaw voté ko ñu jaay lépp loo xam ne mbir investir la tànn député ñu bàyyi ko président Macky Sall mii pour Thiès bañ a am Thiès ñëpp jóg président Idrissa Seck moo njëkk a jóg kon ce qui veut dire que moom moo ci njëkk a d'accord salle bépp jóg ñi ëpp ni ma gis xëy na sama bët nag ay na ñoo xam ne man a jóguma woon mais bi ñëpp bi ñu jógee waaw bi ñu jógee danoo tàccu président Macky Sall tàccu ñëpp tàccu après mu ni leen lépp lu ma jaxase woon ak président Idrissa Seck ak Yankoba Diattara jàll na teg na lépp ci suuf ànd na waaw mu wax loolu ñëpp tàcc mu accolade président Idrissa Seck te li ma gën a neex ba président Talla di jóg non président it dafa déyanteeg président Macky ree nga gis ni kii bëgg na kii xam na ni ñun Thiès waa ñunu dong la. est-ce que gëm nga ne ñoom gëm nañ loolu. non loolu du ma ci dugg man sourire Idrissa Seck doy na ma ndax rafet na te neex na ma keroog kàddoom neex na ma kàddu Talla neex na ma doy na ma man ndongo daara laa su ma nee ndongo daara laa man damay apprenti politicien di jàng politique. mais vaar yi ñu fi Talla Sylla barki dem moo ne Idrissa Seck mi ngi si fin carrière politique am xamoon na ne moo tax mu dem ci mburoog soow bi. non gis nga président Idrissa Seck gis nga xamu ni daa war a maandu. non may ma may ma expliqué damay bañ xam naa ne tam nga ne ma sa temps ngi jeex wala sa temps yow man am naa temps boo amee temps nga wax ma boo amee temps ma déglu la est-ce que di nga am temps. amul problème. ok da ngeen dem ndogu lu neex pale ngeen def foofu noonu seen ale show ndogu yu neex ñu jox leen paas yow xam naa paas bi yitteelu la mais yeneen gars yi jox na leen paas ñu ñibbisi mais bu leen fàtte Thiès 300 et quelques mille électeurs ñoo fi nekk ñooy tànn si biir Benno ba léegi Ousmane Diop mais proposition yi ñi fi proposé. li nga wax dégg naa ko mais ba nga bëgg a dégg ba nga dégg dëgg ma wax la loo xam ne dëgg la te kenn du ko weddi ndogu lu neex na. ndogu pale kay. non dama la wax rek ndogu lu neex na loolu moom dëgg la te danga koy wax nag ku la teral nga wax ko ndogu lu neex na du wax lu amut moom voilà. paas yi duun na. paas yi man sama wàll bopp li nga ma proposé li nga ma wax nii loolu la ñu bari wax mais man dama koo jël. xam nga lu tax ba may dem samay collaborateur naan ma bu nu fa joxee dara bul ko fa delloo xam nan la. non may ma rek non bu dugg ci loolu non xoolal c'est très important li may wax te dama ci sérieux parce que man daf ma jaaxal lu tax may dem non lu tax may dem samay ñooy collaborateur naan bul la joxee bul ko fa delloo may ma expliquer rek nga jógewaat fa nga dem te biir
fa nga toog ñu pare di dem après ñu naan kan mooy bind kan mooy kala ñett ñi ñëw ñu ma kii moom doyewu ko dara mais man bëgg naa ko laaj fu mu ko teg ma jógewaat ci loolu ñu jox ma ko ñu defee dama koy maye mais nit bu la tereelee da nga koy jël damoo dem ñu jox ñu teraanga man du ma delloo teraanga parce que su ma sañoon man ku ma jox sama teraanga nga utiliser ko donc loolu mooy affaire bi quoi. ñeenti candidat yi war a jiite liste Benno Bokk Yaakaar département Thiès. ñan la. ñi war a jiite. seen liste Benno Bokk Yaakaar mais loolu man su ma la ko bëggee wax mooy nettali ma gént Babacar li nga war a gént ginnaaw suba naa la ko wax. mais jusqu'au 31. joxe nga fay information. non attention. mais quand même nag bëgg a joxe information bay wax lu dul amul nag nag kenn la baaxul nag bëgg baaxul. mais dama ñu la le 31 mai mooy date bi nga xam ci la war a publier bu dee sa publier ñëpp a gis mais fu ne xam li lu nit ñi war a xam mooy li ma naan ku ne xam na sa bopp tey boo dee leader wala ngay politicien bokk ci coalition bi xam nga ni jamono ji lii dëgg mooy joxe dossier wees na kon ñi joxewul dossier xam nañ seen bopp te waxuñu wala boo joxewul dossier nga doon gëmloo nit ñi man dinaa bokkoo nga tëni beneen discours. intéressé tuma xam nga loolu mën naa nekk am na ñoo xam mën na noo joxe dossier pare ni cel ni bu ma ko waxee yàqule c'est ça ku nekk xam na sa bopp lii dëgg mooy 4 ñi fi ne Thiès wala ñuy nangam ñi ci war a bokk kenn ko ñàkk xam nga sa bopp boo nee muut xam nga leen la mit kon nag mooy paaka kenn du ko jiitu ci mbaram c'est ça la réalité. léegi nag loolu lu ñu ci war a jàngat mooy féliciter Benno Bokk Yaakaar parce que discipline bii ñu am le fait que investiture toll nii ñëpp ñu teg loolu moo may tey ñu mën a dóor yeewi ba yeew ko fi ñu ko téye nii discipline bi ñu am moo nu ko may lancer appel sama ñëpp ko alliés yi nekk Benno Bokk Yaakaar discipline bii ñu am nga xam ne dem nañ ci investir bruit amul président yónnee ay délégation ñu waxtaan ici et à l'étranger ñu dem fa nit ñi joxe dossier kenn déggul ñu ñëw nit ñi déposer liste yi génn amul fuite lii mooy état lii mooy responsable politique lii mooy kilifa doo xam loo xam la génn toogee ko wala nga nangam kon loolu maa ngi ci invité képp ku nekk Benno Bokk Yaakaar nga saxoo loolu. seen liste nationale 43e ak 44e ñaari soxna Rokhaya Ndaw sama doom baay boobu ak Maïmouna Ndiaye ba seen liste bi duñ ko dàqawaay. Babacar dafa baax bu ñuy wax ñu leeral Thiès waay alors ma joxe benn exemple liste boo koy déposé dafay am bu dee législative da am majoritaire am proportionnel te benn bu ci ne dafay am titulaire am suppléant. mais proportionnel moom national rek la. mais département yëpp majoritaire la. waaw majoritaire voilà léegi nag su ko defee day am suppléant am titulaire alors bu fekkente ni dañoo jël exemple ci proportionnel bi léegi ñu ni proportionnel bi titulaire moo am problème wala suppléant yi ñoo am problème bu dee titulaire bi moo am problème respecté wul parité wala c'est pas recevable moom boobu liste moom du dem élection bu dee suppléant yi ñoo am problème kon maanaam li ñuy def mooy bu liste boobu gagné képp ku nekkoon député ci titulaire bi yow doo mën a soo bàyyee kenn ci suppléant yi du la remplacer parce que yàqu na booba kon maanaam soo titulaire boobu amul ko remplacer kon mu ngi mel ni banc touche ñu rouge remplaçant yëpp équipe bi ku blessé keneen dootul dugg c'est comme ça que ça se passe bu kenn kii affaire bi alors léegi nag lii dëgg. mais loolu dëgg ma su fekkee banc touche yu rouge. waaw mais parce que mën na ne entraîneur kat fa la nekk ca banc touche ba rouge nañ ko. voilà donc su ko defee bu kenn nax kenn léegi nag li war a lijjanti mooy bu fekkente ni liste département la c'est pareil bu majoritaire bi bu fekkente ni titulaire yi moo am problème donc moom noonu lay demee mais bu fekkee ne suppléant yi mooy problème boo gisee liste Dakar bi pour Yewwi bi titulaire yi moo am problème ca département ba. kon léegi ñu dind ko mais proportionnel bi national ba kenn du ko laal donc boo gisee Benno pour l'instant malgré gars yi wax nañ fi ay affaire am na problème ci national bi mais département yi déggoo dara kon département yi li wër Benno day compétir léegi national ba bu amee défaut matériel boo xam dañ ko war a kii dañ ko war a kii voilà parce que instant bi kii juridique bi am na foo xam ne weesu na vérification lañ ne ni nga ko defee baax na baaxul waaye affaire juridique bi baax na yëpp kii na ak affaire parrainage bi weesu nañ foofu bu kenn nax kenn léegi su ko defee fi ñu toll nii li jar a xam mooy Benno Bokk Yaakaar képp ku la wax ne liste nationale dafa am problème na leeral titulaire la wala suppléant la donc loolu bu leeree pare rek kon na nga xam ne bu dee titulaire la
day yàqu ndax doo am sax ba am ku la wuutu bu dee ku la wuutu la bu yàqoo ka fa nekkoon ca titulaire bu yàqee kooku na ko sénégalais yëpp xamee noonu su ko defee Babacar Ndaw ñun ci waa Thiès fii ci Fandène amoon na fi kon waa Thiès kenn war leen a yóbbu ci loolu ku xam politique bi ñu demee 2014 Saliou Mbaye na ma yàlla baal maa ngi koy nuyu de passage ak ñoom Augustin ñëpp waa Fandène ñoom amoon na problème bu mel noonu proportionnel bi ak majoritaire bi mais bi nga xamante ni majoritaire bi am nañ problème parité moom la ñuy dindi bàyyi fa proportionnel ba nga xam ne moom bu gagné woon sa élection ya moom du am majorité ndax fa ëppoon foofu code électoral bi fële la ko ñàkke woon kon loolu leer nañ ci affaire boobu. mbokk yi daanaka waxtu bi sax njatt nañu mais président Ousmane laata ñuy daaneel li ñuy wax yëpp am na solo mais ñu ngi xaar ñu publier liste yi. gëm nga ne coow li moom du am mais gëm naa ne man coow dina am de toute façon nañu xaar mais Yewwi ak Wallu dans le département de Thiès. 66 000 voix ak 33 000 voix daan jege 100 000 voix. sans compter waa kër Thierno Alassane Sall Aar Sénégal ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu ñëpp bu ñu jàkkaarloo. Babacar ñu jàll ci beneen point xam nga lu tax. non baal ma parce que da ngaa wax loo xam ne non li ngay laajte. non tontu si wala nga bañ a tontu boo tontuwul ñu daal. waaw baax voilà est-ce que ñooñu bu ngeen jàkkaarloo ak ñoom aussi waa Thiès war a tànn ak fii ñu jógee ba dem si local yi Yewwi doo jël ville bi yëpp département bi sax ngeen sauver honneur bi lan mooy chance su Benno loolu lay laaj bi Ousmane. ñee dañ leen dóor ba yeew leen. ñii ñëw dañuy wàllu si. li amuñu jumtukaay fu ñu ànd suux. noonu la ñun bi leen yeewee. fii laa taxaw wax ko ni dina leen dóor ba yeew leen. opposition bi. waa yeewu dóor leen ba yeew leen. kii ñëw naan da leen wàllu si. amul jumtukaay ñu jàpp yeew. waa Aar Sénégal. yaa ngi dégg bala ngaa aaru ñoom aaru wuñu taaru wuñu ñoom ñu ay tubaab lan nga baal ma. léegi avenir politique xam nga la ay tubaab lan. Benno Bokk Yaakaar. déet damay yeggale. Aar Sénégal laay wax. ñoom ay tubaab lan ndax leader yi fa nekk yëpp du ay leader yoo xam ni vraiment socialement parlant quoi amuñu intégré wuñ ci société bi donc loolu étudier nañ ko et te xam naa ni bunte yeggee di nga ci xam dara du ma ci xoos nag mais actuellement nii boo gisee politique da ngay analyser teg donc ñoom personnalité yi kenn ko ci ne maa ngi commencé def fiche yow donc di ci xalaat bu baax nag di xool ban stratégie la ñuy teg pour dem loolu moom ci laa commencé liggéey depuis démb. waaw laaj bu mujj avenir u Benno politiquement parlant ndax président Macky Sall bu ngeen fi jógee ci législative jox ko majorité confortable da ngeen koy gungewaat pour mu doxal rek. xam nga tey Benno kuy wax avenir am sax da nga may jaaxal. ndax non comme expert nga kay non du question avenir xam nga luy door a judd la ñuy wax avenir. luy door a judd la ñuy wax avenir mais Benno mag mu yàgg kii la. loolu la mani kii loo nga Benno am bii bi saar la ci nawetaan rek yàgg football waal daan am ndam la. Ousmane Diop ba ñu bàyyi nga tàggoo. maa ngi sant yàlla vraiment di gërëm waa Sénégal di gërëm askan wi. waa yeewee nag leen yeewee nag quoi. jamais. doo leen yeewee nag bàyyi ñu. parce que ay jaani yeew lan. barke Rasulullah maa lay wax ni gars yi ay jaani yeew lan. kon rëccu leen de mën nañ fecceeku saa su ne. mani la ay jaani yeew rek lu leer laa la wax. man waxantuuma. mais jaan dimbale leen jaan est-ce que tous de leen koy yeew jaan dégg naa da nga koy kii de da nga koy jat. mani li ma waxoon rek dóor ba yeew. Ousmane Diop tàggoo. maa ngi sant yàlla di nuyu ñëpp nag di sant di jéggulu nag ci ton bi ak li nga xam ni xëy na ni ma ko bëggee woon su fekkente ni am na kenn koo xam ne jàpp na ni dala kii mais man jàppalu ma kenn dara donc di ñaan yàlla Thiès defaru ndax vraiment lii xew ni neexul kenn neexul sax Babacar Diop neexul entourage am neexul kilifa yi nekk Thiès neexul keneen ak keneen. nekkul alors ndaxte bu nu sañoon. il faut nga gëstu li nga fi fekk. ndaxte bu nu sañoon bu nu sañoon continuité am. ki fi jógee ki fi ne seen liggéey ñëpp gis ko waaye xaaruñu woon ci
kii jóge fi kii mooy comme li fi xewoon rek entre l'équipe bi fi nekkoon avant 20 ans ak bi Talla ñëwee li fi xew neexul kenn waaw loolu moom musul neex kenn te ñun ñëpp ay doomu Thiès waa lan donc Thiès la ñuy lu mu guddi guddi Thiès la ñuy fanaan donc loolu moom ñu ngi ciy jéggalu te xam ni xëy na bu nu toogee ba gisuñu ko donc bu soobee yàlla Thiès a ciy gagné maire Thiès a ciy gagné parce que looloo taxoon ma wax Babacar bul wowle boo wowlee Thiès wow. ndax yaa ngi liggéey pour docteur Babacar Diop ñëw comme yàgg ngeen ànd. keroog nag lancé na benn appel bu ma neex nee na li mu bëgg Thiès waa yi ko bëgg a jàppale ngir mu jot xaalis pakaseen bi 250 millions yi waaw ak bu fekkente ne loolu dëgg la ci moom ñun dinañ ko ci jàppale. dëgg la ci moom kay. bu jaree bind président dina ko bind. waaw man loolu de moo ma gën Thiès jot dara dépense am ci kër gi moo ma gënal mu ñàkk fi. waaye nag ci biir wax bi nee na bu dee benn opposant rek nar na am Sénégal moom. d'accord na resté opposant ñun waxuñu ko na ñëw Benno Bokk Yaakaar waxuñu ko na ñëw Benno Bokk Yaakaar waxuñu ko na def nangam maanaam Babacar Diop li ñu ko sant mooy ne liggéey maire Thiès la am ca ataaba mu dem jëli ko liggéey ko loolu lañ ko sant. Ousmane Diop campagne bi législative yi di nga si taxaat lépp comme d'habitude wala. xam nga Benno Bokk Yaakaar laa nekk bu soobee yàlla paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. mënuma la wax dara ci législative yi ci wàllu campagne parce que président Idriss Seck mi ngi fi mënuma la wax dara ci campagne parce que président Talla Sylla mi ngi fi mënuma la wax dara ci campagne parce que président Macky Sall ñi ngi fi ñoom ñetti ñooñu. mais Siré Dia ak Augustin Tine tuddoo leen président yi pare tudd na leen foofu keroog. ña nga fa may nuyu sama papa Siré Dia keroog vraiment maa ngi moom ñoo bokk ndogu. mu def lu baax ma wax ko reconnaître ko di ko nuyu de passage di nuyu tamit ñëpp koo xam ne nekkoon nga fa ak ñi nga xam jot na noo saafante ak ñi ma sori woon maa ngi profité ci occasion di leen nuyu di leen tàllal loxo pour que ñu liggéey comme ni nga ko waxee rek campagne baa ngi ñëw ñu préparé ko nekk benn donc àndandoo dem discipline daal bii bennoo am man maa ngi ñaan Thiès ñu doon exemple parce que président wax na lu leen leer nee na du accepté te lii président la du accepté kenn ci Benno Bokk Yaakaar di yàq te li ku xamul buur saay na mun la buur dee na teg ci ni ay kàddoom la de yàq-yàq bépp nag coow lépp nag problème bépp nag yéen waa APR kon nag may invité sama nitu APR yi ñoom ñu bañ vraiment su ma sañoon loolu ñu lekk bu loo ko waxee ñu bañ a lekk seen jëw parce que bu dee président Macky Sall moo wax loolu devant ñun donc nanu yaatal ñu waxtaan ñu xamante ñu échangeante politique parce que da ngay dungu lenn quoi boo nekkee nit mu ëpp la expérience politique wala mu ëpp la stratégie politique humilité mooy nga nangu loolu quoi dem jàng ci voilà ragal naa ne du yomb parce que ñeenti poste yi day yomb ñun li ñu force weewu bay mooy réew mi am na si ñaar AFP am na si benn donc APR nar am benn dina métti de mais amul problème mais loolu la yàlla dogal mais loolu la yàlla dogal après problème bi Macky Sall Talla Sylla ak Idriss Seck ñoo ko dogal déedéet gis nga xam nga la moo yàq affaire bi man la moo baaxul diw la moo gën man la baaxul. Ousmane Diop maa ngi lay sant di la gërëm. maa la koy toujours comme ça Ousmane moom il faut nga song ko mais dina provocation moom. non du provocation sax mais bu baax nga jaar et puis li nga gëm moom ngay wax c'est important. waaw chaque jour en terme de loolu dañ koy sant Talla waaw parce que loolu nga wax noonu laaj ma ko ci affaire caution beeg 1 million man li ma la wax loolu la quoi. parce que gis nañ ni élection. mais c'est normal quoi parce que boo ñëwee li nga am nga delloo ko ci askan wi donc boo nekkee ci coalition li nga am nungul sacrifier nga joxe parce que lan la wax pour nga dem élection parrainage ak caution mais joxel parrainage joxel caution. dem wuti après ñu leen voter. loolu kay moom c'est avant pendant et après loolu la. voilà mbokk yi ñu koy jaajëfal président Ousmane Diop moom moo doon suñu ganu kër seen émission Place de France dimanche 22 mai 2022 ma jéggalu. waaw. may jaale Sénégal jaale Thiès Abdoulaye Ndiaye cosaan sunu maam bu baax boobu di ko jaale waa Medina Fall di ko jaale. monde artiste bi yëpp di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana xëy na loolu laa waroon a tijjee ñaanal ko waaye maa ngi jéggulu ñu boole wàll si président El Hadj Adama Kanté El Hadj Adama Kanté SEDA sànq laa yëg information bi yàlla na ko yàlla xare àjjana ndax lii ñu nekk nii daanaka moo ko waroon a arbitrer waaw xam nga àdduna dafa doy waar gis nga élection gis nga ñi ngi naan moom moo nekk SEDA ñiy waajal élection yàlla def lii gën mais Babacar man dama am lu ma jàngat dama lu ma dund damaa waxtaan ak nit mu war ma jaay oto bu ma campagne ma ñëw yónni nit ñu visiter oto ma ñëw taxaw ñu gis ko man ko waa baax na
mun ma tel date nga ñëw nga fay ma man ko ok bi nu demee ba élection yi des une semaine ñun ma ko génn àdduna suñu doon ko wax ni ko oto bi nga war a campagne Ousmane Diop ah boo ko dee moom nga gis nii yow wala ko kenn dina ci génn àdduna bu ma doon ko gëmandi yàlla wala su la ko waxee da nga naan man la parce que élection baaxut. mais élection député waaye gis nga yàlla assemblée nationale bi ñuy waajal nii secrétaire général madame Marie Joséphine. mi ngi noonu loolu la nag moo tax di xëccu naan man laak du man bokkul 2007 loi Ezzan yaa ngi dégg Ezzan bi ñu demee ci biir campagne bi bi ñu nee suba la combien de jours des élections ci biir campagne bi ci la génn àdduna. rafetal baax na yàlla noppi na yàlla noppi na Thiès noppi na. te noppi gi nag mooy Thiès la tëj nañ seen gémmiñ waxuñu dara ci affaire kii bi liste yi xam nga bennoo noppi nañ xuloowuñu non jamais jamais jaajëf ñu jaajëfal Balla Sarr ci xarala gi jaajëfal également nos confrères vraiment nos amis de Thiès Info Sen 24 ak Info Xéwal TV Thiès 24 voilà ñu amoon mbégte bokk ak ñoom tey jii si li nga xam ne mooy édition spéciale bi ñu doon seqal président Ousmane Diop di la jaajëfal pour sa disponibilité également. jërëjëf ñoo ko bokk di ma faral di wax ne politicien xaritu presse la mais yow exception la macha allah. jërëjëf de sa accessibilité sa gëm li ngay wax aussi. nit ñi kenn moomu leen. donc waa Thiès ñoom ñooy tranché et lépp na doon njëriñu Thiès. jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf dimanche prochain beneen invité wasalaam.